yu fi am ñuy ñaan rek et damay tëj comme ni sénégalais yi di tëjee yàlla baax na yàlla ñu yàlla sàmmal suñu njaboot yàlla baax na yàlla baax na yàlla bay sa tool aussi merci Marie-Louise pour li nga xam ne nii mooy zone libre bu Déclic tey nag ñu leen koy fàttaliwaat ñuy recevoir ki nga xam ne ni mooy ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall Mbaye ponk yi ñu nar a waxtaane ak moom bëri na puisque actuellement li xale yi wax ndaw ñu ñooy buzz dañ leen di jiiñ yu bëri fi mu tollu tembe est-ce que moom ministre bi jël na ci ay matuwaay am na itam ay question yoo xam ne ni sànq ba tey ñoo ngi koy dajale laata mu ñuy fekk si ci plateau bi ba ñuy tàmbali waxtaan bi man ak sama clic nañu dem ci nataal bi ab portrait bu ñu ko jagleel ngir ngeen gën a xamantiku ak nga xam ne ni mooy ministre de la jeunesse ndaw la ñu dénk ko ndaw ñi moom Néné Fatoumata Tall. jigéen bi njëkk a nekk jëwriñ gi ñu dénk wàllu ndaw ñi ci Sénégal Néné Fatoumata Tall Mbaye mi ngi gane ci àddina fii ci Guédiawaye ci atum 1982 moom nag doonoon xale boo xamante ni njàng nekkoon na lu ko soxaloon loolu sax tax moom mile mu jëlee ci ay diplôme yu bari bokk na ci sax ab master bu mu am ci wàllu administration des affaires ci atum 2012 naka noonu ab MBA ci master business administration ca Delta University. Néné Fatoumata Tall Mbaye sax am na ab diplôme ci wàllu technique supérieure ci tourisme. Néné Fatoumata Tall mu ngi amee bac ci école Baobab bi nga xamante ni imam Massamba Diop bu Jamra moo ko jiite woon. Néné Fatoumata Tall ay jegeñaaleem wax ni dara sax wanewul woon ni dina dugg ci géewuk politique waaye nag àdduna dox ba mu dugg ci gile langue. moom bokk ci ndaw yi nga xamante ni ñoo njëkk a ñëw ci APR ngir ànd ak président Macky Sall. Néné Fatoumata Tall àndoon ak ñoom ca jamono ga ñu nekkee ci opposition. moom mi laata sax moo nekk ministre de la jeunesse. Néné Fatoumata Tall nekkoon na présidente conseil d'administration ca LONASE. Néné Fatoumata Tall doon doomu koo xamante ni taskatu xibaar la woon ci Le Soleil amoon na taxawaay bu am solo ca mairie bu Guédiawaye moom sax bokk ci ndaw ñi nga xamante ni ay jege ñaale Aliou Sall lañu. moom Néné Fatoumata Tall am itamit taxawaay bu am solo ci APR foofule ca Guédiawaye rawatina ci digganteem ak jigéen ñi. Néné Fatoumata Tall Mbaye am borom kër ak ay doom waaye nag terewul saa su ne muy def kéem kattanam ngir boole li nga xamante ni moom la ñu ko dénk mu wax koo doxal ci réew mi ak li nga xamante ne moom moo di cëru yaay naka noonu cëru soxna. Néné Fatoumata Tall Mbaye jamono ji li ko gën a soxal rek bokk na ci ana naka lay def ba ndaw ñi gën a am conscience ci xeex bi ñuy xeex jëm ci mbasuk coronavirus. yàlla Coro Mbar Ndiaye ci nataal boobule nga jagleel jëwriñ ji ñu dénk ndaw ñi Néné Fatoumata Tall madame la ministre ñu ngi lay nuyu gërëm la ci teewaay bi ak nangul bi nga ñu nangul doon ganuk Déclic tey liñ ci nam rek mooy bu jotaay bi jeexee Déclic juddu ci bopp ndaw ñëpp par rapport ak ponk yu am solo yi nga xam ne bëgg nañ ci waxtaan ak yow ñu bàyyi la nga nuyoog suñu xarit ci nga xam ne sànq ba tey ñu ngi xaar sa teewaay ci jotaay bi madame la ministre. jërëjëf Pape Cheikh maa ngi lay fay di la nuyu bu baax di la jaajëfal ci dalal bi nuyu également ñi ñu bokkal plateau bi ñëpp ku lim juum guddi na maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziar di wax ni kontaan nañu bu baax fekk leen fii di nuyu sénégalais yi ñu seetaan ñëpp particulièrement ndaw ñi di nuyu waa Guédiawaye bi ma bàyyeekoo mënul ñàkk maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di jaale Sénégal ñi nga xamante ne ñoom nañu ñàkk fan yi yëpp que mu nekk ku siw ak ku siwul fan yi ñi ngi ñàkk suñu ay doomi réew donc ñi ngi jaale ñëpp di leen ñaanal yàlla mu xare leen àjjana di baalu àq ñëpp ci julli gi ñu génn également. voilà defe naa man mun naa njëkkee après ma bàyyi leen ci jàng bi ak jàngale bi laay njëkkee ëllëg la ñuy tàmbali anticiper philo baccalauréat c'est dans quelques semaines ban message ngay jox xale yi suba ñu war xëy ren ñu am daanaka année scolaire bu xawoon a bizarre par rapport ak crise bi madame la ministre. waaw di leen encourager rek d'abord ñuy féliciter ministre bi ci organisation yi bi nga xamante ni def nañ ko depuis bi ñu reprendre les cours yeeg léegi c'était pas évident
y en a même qui disaient que c'était pas possible. def nañ ko ba egsi nañ ci examen yi ñi ngi ñaanal élèves yi yàlla may leen lépp luy chance pour que ñu génn ci. di leen wax également tam ni situation bu mu leen perturbé c'est vrai que pandémie bi ñuy vivre métti na am na tuuti déconcentration benn instant mais nañu concentré wu ci li nga xamante ni mooy seen objectif mooy am seen examen te ñi ngi leen koy ñaanal yàlla bu baax. amuloo sentiment wu nostalgie ndax yàgg na yàggul bi nga amee bac ak léegi nga nekk ndaw ñu jox la cër bu toll nii ndomba tànk boo xamee ni ñaare ay mag la ñu koy dénk mais nga nekk xale ñu jox la ko nga toll foo xamante ni ndaw ñi kenn ku ci nekk yaa ngi def ay jéego moo xam ci njàng bi moo xam ci domaine bu mu nekk mu mënti nekk tey boo demee ba nekk ministre gis xale yi di préparer bac bi nga amee bac ca école Baobab tey doo toog di xalaataat démb. waaw dinañ ñëw nostalgique tuuti parce que ñun année bi ñuy def baccalauréat moom la Sénégal demee woon coupe du monde. donc xawoon na kii tuuti parce que dañu daan bàyyi parfois jàngum leçon mi di seetaan match yi. mais daal ñi ngi wax rek ni ci li ñu jëm lu rëy la diplôme mooy premier diplôme universitaire le baccalauréat. kon nag lu am solo la. beneen phase la ci dundinu élève bi ci dundinu ndaw bi donc nañ ci concentré bu baax matière bi ñuy def fi tamit muy philosophie matière la boo xam ne souvent dafay tiital élèves yi ñun littéraire nañu woon doon nañ ci am tuuti kii par rapport ak scientifique yi kon nag ñi ngi leen di encourager daal di ñaanal ñëpp ñu am 100% Sénégal bac li waral sama question bi ñu koy doog a fal ñu bëri dañ doon wax ni ministre bi amul bac dégg naa loolu alors que am na bac yegg na ci ay jàng yu xaw a kawe yoo xamee ni yenn saa yi bu ma enquêté gëstu ci taxawaayam ak ndaw bi bu doon dañ may wax ni kii dafa bëgg jàng dafa bëgg école dafa bëgg diplôme dafa bëgg ay formation te période boobu noonu bettoon na la bettu la mais je me suis rendu compte qu'il y a même pas eu de réponse da nga continuer rek dëgmal sa yoon ba léegi nga tàmbali di def ay jéego yoo xamante ni ku ko gis ne gongo waaw xam nga yoon bi dafa gudd lool te mënuñ la boole ci cercle restreint bi nga xamante ni nii ñooy décider ci mbirum réew mi ñu lay waxal lu ndaw ngay gersu parce que day mel ni yow li lay xaar ci kanam tu ne seras pas à la hauteur loolu moo gën a ndaw ci li ku ñu teg ci kaw war a xaar kon du ma ci gersu damay avancer parce que Sénégal fi mu ne fi mën nañ fi naxee nit lu nekk ba mu des am naa nangam c'est vérifiable da ngay dem fenn ñu won la ni la nangam ak nangam moo ci am te heureusement maa ngi remercier waa école ba ma jàngee ñoom ñoo njëkk a réagir man bu doon man ak man kese wax dëgg yàlla du ma ci réagir parce que am na loo nga xamante ne ni nit mënu koo nëbb boo ko nëbbee tamit boo demee ba ci biir day feeñ may gërëm bu baax président Macky Sall ci confiance bi parce que njëkkewul jox ma ministère Thioro wax na ko sànq ci présentation bi présidence du conseil d'administration de la LONASE la ma njëkk a jox boobu j'avais 29 ans te ku nekk xam na ni conseil d'administration la plupart du temps mag ñi nañ koy jox mais mu jox ñu ko su ma rappelé woo li ma waxoon rek bi ma koy jox entre autres dafa ni ma il faut nga gérer de manière transparente parce que du ma protéger kenn donc loolu loolu laa mës a demee ci sama ay mbir ba yàlla dogal ñu def 7 ans à la LONASE mu jox ñu ministère de la jeunesse kon kooku man amuma fayam maa ngi koy remercier bu baax a baax di remercier tam ñi nga xamante ne ni ñoom lay liggéeyal politiquement à Guédiawaye rawatina jigéen ñi parce que man très tôt dama teel a quitté coordination jeunesse su APR dem ànd ak famille di liggéey boobu j'avais même pas 35 ans famille def ma coordinatrice départementale des femmes de Guédiawaye ma leen di rendre hommage di leen remercier bu baax a baax. yomboon na nekk jigéen nekk ndaw nekk ci banlieue bi ci yëngatu ci mbirum politique est-ce que yomboon na boo expliquer loolu ba pare bu nga ñëwaat ci li nga xamante ni jaar-jaar bu loo xam ci dund nga ko ci jafe-jafe ci mbirum politique. waaw nekk jigéen déjà di politique yombul. boo nekkee ndaw di politique nekk jigéen boo amagul jëkkër sax déjà daf ci lay gën a compliqué parce que le fait que ngay dem que ñëw rek lu bari mën na laa topp ci étiquette mais yow yaay xam li nga bëgg xam fi nga jógee parce que éducation dafa am solo lool ci nit yar dafa am solo lool ci nit léeg-léeg nit wax nga xam fi mu bàyyeekoo loolu ñi ngi sant yàlla bu baax sant suñuy waajur parce que
jàpp nañ ni daluñu même su fekkee ni chaque jour dañu war a def ay efforts ci suñu personne jàpp nañ ni suñuy waju teg nañ ñu ci yoon bi ñu war a teg ba fu ñu dem dinañ xam lan moo fay suñu cër xam la nga xamante ni moo ñu fa war loolu moo tax yomb na yombul bi ñu ñëwee ci milieu politique bi tamit fulla ak fayda ak conviction nañ ci demee woon ak gëm ni ki ñu àndal war nañ ko mën a porter ci kaw a kaw voilà. donc je pense que léegi mën nañu dem ci point bu njëkk bi jëm ci feebar bi crise bi mu duggee Sénégal ak léegi nee naa sax benn question nga wax ok d'accord balaa ñu dem déet man kay dama bëggoon dugg ci point bi ay ca doxalal pare passe leen bal bi quoi mooy yow da ngaa bëgg dégg nga dugal nga naan passe c'est bon allez quel clic bon ay ca ñu dem non dama bëggoon très rapidement ay ca doxalal Pape parce que ndaw ñi boobu ba tey depuis déjà quelques semaines mu ngi def ay 10 jours sax ñu ngi leen di jiiñ ñi ñoom ñoo responsable ci fii Covid-19 bi toll fii ci Sénégal ba ci message sensibilisation yi leen rek ngay dégg xale yu toog leen xale yi bu leen dem xale yi protéger leen mag ñi donc moom ñu dénk ko ndaw ñi baax na ñu tàmbalee ak point boobu Mamadou. ah waaw n'est-ce pas. waaw loolu li ma ciy wax bari na parce que bu ñu réeree mbir rôle bi nga xamante ni ndaw ñi am nañ ko ci xeexu coronavirus bi parce que dès le début. ñun bi président de la République lancé appel population bi rek ñun tamit dañu rebondir sur ça lancé appel jeunes yi parce que ñoo ëpp ci population bi 64% de la population 10 millions la 10 millions de jeunes au Sénégal kon ñooñu lu ñu def ci xeex bi rek dina am impact loolu moo tax ndaw ñi jóg nañu nag ànd ak sénégalais yi xeex coronavirus bi maintenant il faut ñu def différence bi am na ñi nga xamante ni jóg nañ organiser wu lu mel ni conseil national de la jeunesse association yi service civique national ak volontaires yi ndaw ñi ci seen majorité dañoo jóg pour xeex coronavirus bi maintenant mu am en face nag ñoo xamante ni il faut le reconnaître ñi ngi def naka su dul noonu à la limite da ngay am comme impression que ni gëmuñu sax ni feebar bi am na alors que feebar bi am na ñi ngi def lu leen neex mais ce qu'il faut retenir mooy que ni majoritairement jeunes yi ñi ngi ci combat coronavirus bi maintenant bu amee en face ñeneen ñuy def leneen du ñu jóg ci du leen sensibiliser parce que mooy suñu rôle bu desee benn nit sax ñun dañoo war a porter combat sensibilisation boobu loolu moo tax ministère de la jeunesse xam naa dinañ ci duggaat sànq ci kanam tuuti ñu gën a renforcer suñu communication dans le cadre de la sensibilisation mais daal li ma leen mën a wax ci loolu mooy ndaw ñi engagé wu nañ pour xeex coronavirus bi ñeneen ñi nga xamante ni ñi def naka su du noonu nañu relativiser ñu bañ a stigmatiser tamit parce que bu ñuy wax stigmatisation malade yi yu ndaw ñi tamit yi parce que message yi ñuy dégg fan yi xaw na beddi ndaw ñi tuuti ci mbiru coronavirus bi te loolu bu ñu ko defee rek dina heurter ñenn ñi am na ñoo xamante ne nii ñi ngi wax ndaw ñi toog leen seen kër mais am na ñoo xam ni dañuy xëy di liggéey ji am na ñoo xam ne jànguñu dañuy xëy dem di liggéey ji ñooñu liñ leen di sensibiliser mooy bu ñu duggee seen kër yi ñu jël mesure barrière yëpp maanaam ndaw bi nga xamante ne nii day dem di liggéey dem ak a ñëw bu duggee këram bala moo nuyu yaayam war na mën a dem raxasu ji sangu ba set ñëw toog pour protéger ses parents kooku noonu nañ koy sensibiliser mais bu ñu stigmatiser jël ndaw ñëpp def leen ci benn lot wala def table rase sur tout ce qui a été fait non loolu man en tant que tutelle duma ci d'accord je suis d'accord ni am na ñu nga xamante ni ñi ngi def naka sudul noonu ça moom il faut le reconnaître te duñu jóg ci di leen sensibiliser. ndax tey foog nga ne communication bi jaar na yoon parce que ñëpp nekk ci réseaux sociaux yi yenn discours yi font peur foogoo leen ne seen communication bi tey dese na pour ñëpp mën cee mën a jot. waaw communication bi mënumaa jàpp ni des na parce que tey am na loo information yi nga xamante ni ñoo capital ci xeexu coronavirus bi ñëpp am nañ ko ñëpp am nañ ko. mesure barrière yi ñëpp xam nañ ko lu waay war a def ak lu waay war a bàyyi ñëpp xam nañ ko moom kay li fi nekk mooy def lu la neex wala mbir mi laalaguma directement kon nag maa ngi continuer di def lu ma neex ba mën naa cee mucc voilà ça n'arrive qu'aux autres loolu ci loolu nañuy gën a conscientiser mais amul information moom boo xamante ni nii ndaw ñi umpale nañ ko wala sénégalais yi en général umpale nañ ko amul tey communication coronavirus bi dafa dépassé ni nañu raxas loxo yi dépassé na ay def leen gel saa xale yu ndaw yi sax dañ la koy waxal dépassé na presque tamit
pooru masque bi parce que ñëpp xam nañ ni dañoo war a sol masque li ñu war a wax mooy gàttal tànk bi éviter rassemblement yi tey plage yi boo rombee yenn plage yi da nga bon avant mesure yi nga xamante ni ministre bi jël na ko da ngay romb plage yi mu fees dell plage yi nga xamante ni sax am na ci yoo xam ne dañ ko interdire baignade en temps normal même dañ ko interdire moo tax mesure bi ñu jël defe naa ni day faj ñaari mbir baignade interdite yi ak li nga xamante ni mooy rassemblement yi moo tax li ñuy wax rek li ma doon wax sànq rek lay ñëwaat di wax ni information am na jàll na nit ñi comprendre nañ ko jëfe bi moo des jëfe boobu nag ci nañuy sensibiliser convaincre aussi parce que